Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. bu ma nee patriote moom du ma jàpp waa Pastef kese damay jàpp mooy ñi nga xamante ni ñoo bëgg seen réew parce que loolu mooy patriote. Il faut nit ñi comprendre loolu toujours di définir le mot patriote mooy ñi nga xamante ni dañoo bëgg seen réew di wax lu baax ci seen réew di def lu baax ci seen réew mooy ñi nga xamante ni ñoom bu ñu gisee seen moroomu sénégalais le drapeau national la ñuy xool ñooñ ñooy patriotes yi. waaye nag dañ cey gën a ràññee waa Pastef parce que ñoom ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy dund ci loolu la ñuy yeewoo ci loolu la ñuy nelawee ci loolu la ñuy lekkee ci loolu la ñuy naanee waaw loolu dafa am solo toujours pour ñu koy préciser waaw newuñu nag ni ñun waa Pastef ñun rek ñooy waa patriote wala ñun ñoo gën ci bépp xeetu sénégalais waaye jàpp nañ ñun doxin bi ñuy doxalee jël réew mi mu gënal ñu suñu bopp jël réew mi mu gënal ñu suñuy doom jël réew mi mu gënal ñu suñuy ndeek suñuy baay jàpp naa ni kon kenn gën ñu ñoo yeeyoo nekk ay patriote bon may profito toujours di jaale suñu martyrs yi nga xamante ni tey dañoo joxe seen bakkan ngir réew mi ngir nooteel jeex ci réew mi ngir démocratie am ci réew mi ba doomu Sénégal bu nekk am sa àq ak sa yelleef ci réew mi ba fa nga nekk ak fu mënti doon lay sa cër ci réew mi mu fekk la fa bon di ñaanal suñu président Ousmane Sonko yàlla na ko yàlla sàmm yàlla na ko yàlla musal ci pexey noon yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla suturaal ba lii muy mbébét bëgg ko ci réew mi yàlla yeggal ko te sotti ci ndox mu sedd guy ba yaakaar gi ñu am ci moom ak ñi mu àndal sunu doom yeeg sunu sëti bu ëllëgee dunu jéppi bon may ñaan yàlla na yàlla wàññi ci fanu patriote bu nekk yokk ko ci li président Ousmane Sonko war a dund ngir mu yóbbu réew mi fa mu bëgg a yegg waaw di ko ñaanal pexey noonu yàlla bu mu mën ci moom dara waaw gars yi kon partagé leen live bi ndax am na solo ndax ñun buñ génnee di wax rek dañoo bëgg di wax loo xamante ni day am njëriñ ndax man de dama gëm ni man su ma gisee lu am njëriñ dama ciy moy jariñoo ko ngir le bien waaw man ci dimension boobu laa nekk man du ma gis lu am njëriñ di bàyyi mu may romb melu ma ni défaillant ak nafiq yi nga xamante ni dañoo nekk Sénégal yaakaar ni ñoom Sénégal ñoom rek ñoo ci am cër ba di gis lu am njëriñ lu mel ni président Ousmane Sonko seeni intérêt bopp képp taxaw tax ñu bëgg jël ay fen teg ko ci kaw dëgg bëgg koo naxasal bëgg koo sànq moom ñi mu àndal te loolu ñun duñ ko seetaan ndax li ma toujours rek président Ousmane Sonko moom man li ma séq ak moom mooy palais wala barsàq te bari naa ciy morom ndax bi ñuy wax loolu toujours naan président Ousmane Sonko suñu bakkan la ñu jaral ay kaf la ko nit ñi jële woon ak ay fo ba tax ñu bëggoon profité ci benn occasion bëgg cee dugal yëfi tappale bëgg koo sànq waaye gis nañ ni lan leen doon xamal nan leen ñun président Ousmane Sonko suñu bakkan lañ ci teg wan leen la ko te jëf nañ ko bañ teg ci seen bët kon bu ëllëgee bala ñuy laal len ni président Ousmane Sonko dinañ ko xalaataat ko parce que dañ jàppoon ni ñaan de président Ousmane Sonko sama genre gi ci réseaux sociaux yi rek lañ nekk di wax ak genre ñi ne ci post ci réseaux sociaux yi di def ay post di kaas ñu jàpp ni Pastef ak ñi ànd président Ousmane Sonko foofu rek lañ yem ñu profito jaay ko jaay doole ñim àndal waaye gars yi wan leen ni président Ousmane Sonko bi ñu yàgg taxaw naan suñu bakkan lañ ci teg wan leen teg nañ ci suñu bakkan te tey lañ gën a mobiliser wu tey lañ gën a décisif tey lañ gën a jël suñu bakkan jox ko président Ousmane Sonko leer na yàlla waaw kon mbokk yi tey nag moom li may ubbee live bi mooy
mooy délire bi état Sénégal nekkee mooy ñàkk jub ñàkk wekk sénégalais yi ñàkk jox cër sénégalais yi état Sénégal nekkee ci diggante Sénégal ak ay doomam ndax président Macky Sall tey dama naan bu ñu doon ci match de football lañ nekk chaque jour mu dugal but contre son camp chaque jour bis bu yàlla sàkk président Macky Sall dugal but contre son camp Escobar chaque jour mu def Escobar bu doon ci match football lañ nekk waaw boo déggee Escobar joueur la woon joueur colombien bu tudd Pablo Escobar dafa dugaloon seen camp bi mondial 94 dafa dugal seen camp but par erreur ci lañ jóge foofu ku dugal but ñu ne ku dugal but contre son camp ñu ne Escobar la kon dama naan président Macky Sall bu fekkonte ne ci match de football lañ nekk chaque jour chaque minute mu dugal but contre son camp loolu dafa am solo parce que président Macky Sall bu fekkente ni moom il n'est pas complice ci liy xew kon moom war na xoolaat entourage am parce que pour man lii muy bàyyi ñu koy seetaan muy ruumandaat biir Sénégal te muy jóge ci ay nitam bu fekkente ni moom loolu du ci complice kon war na ci jël ay décisions yu décisif ndax mënuma concevoir yow nga nekk état lépp lu muy def di ko jëmale ci askanam wala mu koy jëmale ci digganteem ak yeneen réew dafa war a xool conséquences yi nekk ci ginnaaw waaw loolu dafa am solo te yamul ci état rek doomu aadama sax la lépp looy def wala lépp looy wax da nga war a xool conséquences yi nekk ci ginnaaw mais malheureusement nag ñun duñ xool conséquences rawatina sunu état yi ndax boo déggee li tax mu wax lool tey le problème de Ousmane Tounkara bu États-Unis ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla taxawu yàlla na ko yàlla aar yàlla na ko yàlla yir yàlla na ko yàlla teggil jafe-jafe yi yëpp nga xamante ni li ko sooke mooy état Sénégal ci li ma jàpp parce que gëm naa ni consul bi nekk États-Unis consul Sénégal bi nekk États-Unis bala muy jëf-jëf ju mel nii jëmale accusation yi ci doomu sénégalais jàpp naa ni am na ci ndigal de ses supérieurs ndax sa doom bu fekkente ni da nga ko jur ci farata yàlla sunu Muhammad parce que tamit il faut ñu nangu ni état dafa nekk sunu baay donte jëfu baay diggante ak ñun doomu sénégalais yi état mooy sunu baay te nit boo juree sa doom ak nu mënti mel donte Ousmane Tounkara ñëpp xam nañ ni du nit ku bon ñëpp d'accord nañ ni du nit ku bon boo juree sa doom ak nu mënti mel même bu fekkonte ni dafa bon fa mbon ñam yow foo toog war nga sang sa doom ba mu set wicc ba ku ko gis xam ni kii baayam bi ko jurkat mi ngi koy taxawaayu baay te mi ngi koy défendre mi ngi koy aar mi ngi koy yër ci lépp lu mën a nekk ba jafe-jafe yu mu nekk dina ko ci génn yaakaar naa ni un père bu mat père noonu ngay def mais ñun malheureusement nag sunu état yi maanaam matuñu liñ doon man toujours loolu la parce que boo demee bay jël sa doomu dëkk ak lu mu la mënti def ak lu mu la mënti wax ak lu mu mënti jëf seen diggante boo demee bay jël ay tuuma ak ay accusation yu toll ni di jiiñ sa doomu réew terroriste war nga ko xoolaat ko ndaxte du Ousmane Tounkara rek mooy sénégalais parce que mbir mi nit ñi dañ ko jàppee ay kaf wala dañ ko jàppee mbir moo xamante ni c'est pas sérieux mais c'est sérieux donte tey américains yi nga xamante ni ñoom ci accusation yu état Sénégal accusé Ousmane Tounkara ci lañ jaar ba téye ko ba gis ni peut-être moom amoon na fa yeneen tolof-tolofu peut-être ay këyit ñu jaaree fa téye ko di ko toppee mbiri këyit yooyu noonu mais nekkul mbiru terrorisme bi ñu ko juñ kon yow état Sénégal yow président Macky Sall war nga xoolaat sa entourage te xam ni àdduna du kër te xam ni ëllëg yow da nga fiy jugee te xam ni ëllëg sa njaboot dafiy nekk te xam ni ëllëg keneen mooy ñëw jël réew mi ngeen xool seen diggante
ak yàlla ak ngeen xool seen diggante li ngeen di jëf ak doomu Sénégal yi nga xamante ni seeni ay doom lañ ak seeni ay rakk ndax lu toll ni terrorisme boo ko jëlee di ko jiiñ sa doomu réew yaa ngi mettre en mal ak mettre en danger seeneen doomu réew yëpp yi nga xamante ni ñu ngi ci biir àdduna bi parce que tubaab bi dafa nekk loolu dafa nekk loo xamante ni ñoom duñ ko foowee duñ ci kaf duñ ci ree te tey képp kuy doomu Sénégal na la leer ni ñu ngi lay bàyyi xel di la xoolee bëtu terrorisme te tax nga tey même ba ci mbiru visa sunu rakk yeeg sunu mag yi nekk Sénégal bis bu ñu bëggee ay visa pour ñëw ci Europe bi baat yooyu ngeen di jël di ko teg seen doomu réew yi mën da leen indil ay jafe-jafe kon soyons sérieux un peu ci li ñuy def yéen leer na leen ni Ousmane Tounkara du terroriste leer na leen ni ñi ngeen di jiiñ ay terroriste ak force occulte yi ci manifestation yi leer na leen ni ñooñu ce sont des doomu Sénégal pur sang yoo xamante ni dañoo bëgg seen réew coono gi ñu leen teg ak naqar yi ngeen leen teg tax ñu génn tey di manifester wu ngeen wëlbatiku jiiñ leen ay force occulte ak ay terroriste kon état war nga xoolaat sa bopp parce que gis nga bala nga naan naam danga fay nekk ndax tey boo demee tey ji ba say doomu dëkk yow nga nekk baay say doom ñi nga xamante ni yaa leen jur yar lañ ñu màgg wëlbatiku di révolté wu ci sa kaw kon yow war nga xool sa bopp man dama di nit koo xamante ni man lépp lu may def duma ci laaj ay conseil soxlaatuma ci ay conseil parce que xam nga lu tax man personnellement bu may def benn affaire damay xool ñi ma ci jiitu nan lañ ci mujjee ma xool ndax am ñi ma ci jiitu am nañ ci résultat bu positif wala résultat bu négatif bu dee résultat bu négatif la du ma ko def bu dee résultat bu positif la nag ma def ko man ci dimension boobu laay dox kon état bala ngay jël say doomu dëkk di leen jiiñ xoolal sa diggante yàlla ak sa diggante say doomu dëkk ak diggante yeneen dëkk sa yeneen doomu dëkk yi nga xamante ni peut-être laalewuñ ci mbir moomu Ousmane Tounkara nga amal problème jiiñ ko terroriste say ministre say ministre génn di jiiñ sénégalais ay terroriste ak ay force occulte loolu dafa ñaaw parce que bu fekkente ni yow yaa njëkk di wax say doomu dëkk lu ñaaw ak di jëfal say doomu dëkk lu ñaaw ak di indi lu ñaaw ci diggante say doomu dëkk kon imaginer yeneen réew yi nan lañ mën a xoolee say doomu dëkk ñun tey fu ñu nekk ci àdduna bi nekk ay sénégalais bu ñu jëfee bu ñuy dox lu bon bu ñu yeneen dëkk yi respecté wul yeneen dëkk yi bu ñuy teg lu ñaaw suñu der yeneen dëkk yi bu ñu joxul suñu cër bu ñu joxul gëdd bi ñu war a am kon nañu na leen leer ni suñu état yi ñooñu ko njëkkate kon ñoom waru leen metti kon ma bëgg a xamal ni état bii du mooy défendre doomu Sénégal yi di fomp seeni rongo ndax ñoom ñooy wër di teg lu ñaaw ak di teg lu bon ci deru doomu Sénégal yi da ngay xool par exemple ñun dëkk yi ñu nekk yeneen xeet yi fi nekk da ngay gis tubaab bi sañu ñu tëb di leen toroxal sañu ñu tëb di leen indil ay jafe-jafe sañu ñu tëb di leen teg ay naqar parce que xam nga lu tax seeni njiiti dëkk dañ leen respecté te seeni njiiti dëkk dañ leen protéger te seeni njiiti dëkk dañoo am ay convention ay partenariat yoo xamante ni dañ koy signé ak dëkk yi nii ba nga xamante ni tey seen doomu dëkk yi duñ am ay jafe-jafe tey boo gisee yeneen xeetu dëkk yi buñ ñëwee fii duñ am ay problème mu document par exemple buñ ñëwee ci Europe bi daanaka comme naar yeeg yenn xeet yooyu noonu duñ am ay problème mu document daanaka ñun africains yi ak sénégalais yi rek ñun Afrique noire ak sénégalais yi rek ngay gis ñuy am ay problème ay document te loolu ñi ne ci réew mi fii xam nañ li may wax kon dafa jot sëkk état nga am grandeur mooy am esprit de dépassement parce que ak lu mënti xew Ousmane Tounkara mënalu leen dara ak lu mënti wax mënalu leen dara mënul jëf benn jëf boo xamante ne mën na leen indil jafe-jafe kon li ngeen ko jiiñ jàpp leen ni doomu Sénégal yépp tey ngeen ko jiiñ te doomu Sénégal yépp ngeen ci indil ay jafe-jafe ndax man dama jàpp ni tey bu fekkonte ne am ngeen grandeur te bu fekkonte ni yéen am ngeen dignité bi ñuy wax te bu fekkente ni amoon ngeen esprit d'état yéen
mbiru Sonko yi da ngeen koy jëlee défaite parce que défaite la ci yéen te du ngeen nangu défaite bi mais nag as gor ak ku am grandeur mooy nangu am défaite nangu défaite bi ba ci tey da ngay gis sax mbëri buñ bëri da ngay ñu daan mbër ba boobu ba suul waaye du nangu défaite bi mais nag grandeur mooy ku am défaite di ko nangu loolu ci gëm sa bopp la bopp parce que da ngeen jàppoon ni mbiru Sonko day yomb da ngeen koy jàpp patam ko tëj ko une semaine 2 semaines gars yi nekk ci internet bi saaga kaas nit ñi journaux yi wax ci mu jeex ngeen fàtte ko ci biir kaso bi waaye sénégalais yi won leen ni Sonko il est là pour nous c'est notre patrimoine ngeen gis loo leen mësta gis ak loo leen mësta yaakaar ngeen jëlee ci défaite Sonko tegal leen ay leçons politiques ngeen am ci gàcce wër di jiiñ sénégalais yi ay forces occultes ak ay terroristes te du ngeen nangu ni tey défaite bi ci Sonko ngeen ko jëlee parce que da ngeen am défaite ndax li ngeen bëggoon antuwul kon jot na sëkk ngeen suul débat boobu noonu li ngeen di wër naan ay rebelle ak ay forces occultes nangam sangam défaite bu ngeen am la te nanguwu leen ko kon jot na sëkk ngeen jox sénégalais yi cër jox doomu Sénégal yi cër doomu Sénégal yi ngeen di jiiñ ay terroristes ak ay forces occultes sénégalais xamut loolu yéen a ko bëgg a dugal ci bopp nit ñi dugal ko ci bopp tubaab bi te loolu amul te àdduna bi yëpp xam nañ ni ay manigance da ngeen di manigance loo xamante ne amut ngir seeni mbiri bopp respecté leen sénégalais yi te ngeen bàyyi sénégalais yi ngeen di jiiñ li ñu leen di jiiñ boobu muy benn point nangu leen seen defet te ngeen defarwaat liggéey réew mi li leen fi dese moo gën ngeen di wër di lambar yi fu nekk ci seen base yi naan da ngeen di def ay meeting yoo xam ne safewut li ngeen war a def du ngeen ko def mukk bala nga naan naam danga fay nekk liggéey leen réew mi ci at yu néew yi leen dese ci bopp pouvoir bi sénégalais yi léegi yeewu nañ kenn mënatu leen ndax si yu ñàkk fayda yi ak seen façon politique bii ngeen di politique loolu dafa jeex damay sant yàlla na ba nga xamante léegi jeunesse bi ñëpp conscient nañ ñëpp màgg nañ te ñëpp xam nañ lan moo tax te demuñu te Ousmane Sonko wan nañu li tax demuñu te fas yéene nañ nag jug jël réew mi teg ko ci ay raay yu wóor loolu na leen leer réew mi dina changer ci nii mbaa ci nee ndaxte du ngeen nekk seen àdduna yëpp ci ay nguur bay waaj a jege àllaaxira bëgg a xëpp suuf ci añ ak reer beeg ndékki bi nga xamante ni moom la jeunesse su tey bii war a añee suba ak gannaaw suba loolu duñ ko nangu waaw pour mu leer beneen bi si topp beneen point bi mooy damay ñëw ci Mamadou Ibra Kane tey dafa def benn sortie mu ne xalif général des Mourides ñi ko wër dañoo manigancé noonu laa ko mën a tuddee dañoo manigancé ba fexe ba mu recevoir Assane Diouf ak Clédor Sène daal ne il est curieux pour xam nan lañ def xaw ma ni mu ko expliqué daal boo bëggee dégg-dégg maanaam dafa bëgg a wane ni ñu wër sëriñ bi dañoo def ay deal ak ay manigance ba jël Assane Diouf ak Clédor Sène yóbbu leen ci sëriñ bi te moom jàpp na ni Assane Diouf ak Clédor Sène waruñu dem ci sëriñ bi ba mu leen di recevoir Mamadou Ibra Kane gis nga nit da ngay xam sa bopp nit da ngay xam sa place loolu sénégalais yi il faut léegi ñun ñu jóg di def ay kuréel di xamal ñi nga xamante ni xamuñu seen place ñu leen di xamal seen place di leen xamal seen bopp ndaxte bu fekkente ni état amul fulla ak fayda bu nit jógee jiiñ ay doomu dëkkam terroriste wala force occulte wala MFDC taxaw ne moom am na ci ay preuve comme ku mel ni Madiambal Diagne nee na am na ci ay preuve ku mel ni capitaine Dièye toog na ne Sénégal sotti nañ ci essence ba desul lu dul taal kon nee na moom loolu am na ci ay preuve tey bu doon dëkk bu jaar yoon ñooñu justice da leen war a woo teg leen ci yoon ne leen lii ngeen wax fan ngeen ko gis ak fan ngeen ko déggee bu doon dëkk bu am yoon sunu force de sécurité yi dañ leen di woo
teg leen ñu wax li ñu wax fan lañ ko gisee ak fan lañ ko déggee tey bu doon dëkk bu nekk am yoon lañ nekk ministre de la justice bi ko njëkk a def jiñ sénégalais yi des forces occultes terroristes il va démissionner ci saa si ministre des affaires étrangères day démissionner ci saa si ministre de l'intérieur day démissionner ci saa si ak ministre bi nga xamante ni tamit tudd naa wala ministre de la justice bi wër di xaajale sénégalais yi di ndee affaire de xeet kooku dafa war a démissionner te may woo sénégalais yëpp di woo kilifa yëpp di woo mouvement des droits de l'homme yëpp di woo société civile bi yëpp pour que ni ñu yóbbu ñii nga xamante ni ñi ngi jiñ sénégalais yi lu bon li ci justice ñu leeral li ñu wax fan lañ ko teg pour ëllëg bu amee ñu xam ni kat ñii ñoom ñoo ko wax. léegi nag li ma bëgg mooy nit ñi xam ko ñun nañ jël suñu destin en main képp koo xamante ni yaa ngi yor discours boo xamante ni da ngay xaajale sénégalais yi yor discours boo xamante ni da ngay jiñ sénégalais yi luñ doon dinañ jiñ lu bon ñun sénégalais ñu def ay bloc répliquer ci sa kaw xatal la ci réew mi bunu xatal la ba nga xamante ni dootoo xat ci réew mi loolu moo koy faj loolu ak seen yëfu division yi ak seen yëfi naafeq yi ñuy def bëgg a taal réew mi kon Mamadou Ibra Kane tey li mu def bëgg na jaxase xalifa bi ak ñi ko wër il faut que les choses soient claires parce que Mamadou Ibra Kane yow boo xamoon histoire Serigne Touba boo xamoon histoire Serigne Touba di nga xam ni Serigne Touba fu bon rek ak lu bon la daan fekk def fa lu baax donte Assane Diouf ak Clédor Sène ak loo leen mënti waxal mën nga di nga leen waxal ñii ay patriotes lañ ñii dañoo bëgg seen réew peut-être seen forme de lutte seen forme bi ñuy xeexee moo la neexul yow Mamadou Ibra Kane te loolu seen choix la te amut fenn fooy xool donte man je ne cautionne pas des insultes waaw moo bëgguma leer man du ma cautionner ay insultes du ma cautionner réewande du ma cautionner ay saaga parce que toujours maa ngi génn di def samay live di wax li nga xamante ni noonu laa gisee mbiri te du ma dépasser les bornes du ma saaga du ma wax loo xamante ni dafa ñaaw te ki ma àndal je l'assume muy président Ousmane Sonko te li tax ma ànd ak moom mooy projet la moom moo tax ma ànd ak moom et ce projet je le protégerai jusqu'à mes dernières respirations loolu laa gëm même moom bu ko porté tout sax keneen porté ko dinaa continuer di protéger projet bi man ak sama njaboot ak ñi nga xamante ni man maa yéen yilif te mën naa ci ñoom dara kon Mamadou Ibra Kane da nga war a jàng histoire Serigne Touba parce que Serigne Touba tey boo xoolee ñim seexal ñëpp ñu si ëpp ñu si bari ay ceddo lañ woon ay ceddo ñu si ëpp ñu si bari nekkoon nañ ay jullit waaye daaw religion bi ñi mu waree Serigne Touba tey ñi jël ñëpp def ci ñoom dara tey bañ leen ñu topp ay nit la yoo xamante ni mënoon naa ni bi ñuy nekk seen i biir askan ay sagar nit lañ woon ñu baal ma ci wax ji genre yooyu lañ woon seen i mbokk dañ leen boddi woon seen i mbokk gëmuñu leen woon seen i mbokk teguñu leen woon fan leen war a teg Serigne Touba jël leen indi leen ci wetam defar leen bañ dellu seen i ay mbokk di leen defar kon booy politique sa politique te bàyyi xalif général des mourides bàyyi Serigne Touba Assane Diouf ak Clédor Sène gënoo leen yey ci Serigne bi nag dafa taxawaayu maay bàyyi doom ju bon ma jël doom ju baax ma jël dafa am yoo xamante ni nit da ko war a partager daf ko war a encourager parce que tey ñooñu buñ demee tey ba toog ci kanamu Serigne bi di fa waxee waxtaanu Sénégal kon ñooñu ils ont un grand mérite Assane Diouf ak loo ko mënti waxal di nga nangu ne ak lu mënti xew même bu doon benn fan xeexal na ko Sénégal bu doon benn fan tëddal na ko Sénégalais yi kaso ndax di leen waxal Clédor Sène idem la même chose kon genre journaliste yi mel ni yow genre naafeq intellectuel yi mel ni yow ñoo bari Sénégal ba nga xamante ni xañ nañ Sénégalais yi nooyi bu yegg te saa yoo leen génnee wax
wax waxu nafiq wax waxu musiba wax boo xamante ni day jaxase sénégalais wax boo xamante ni day indi ay tension ci biir Sénégal bu fekkente ni yow tu es un bon journaliste li nga war a njëkk a convoqué mooy manifestation yi fi am xale yi ci dee ñan ñoo leen rey loolu mooy vrai débat bi nga xamante ni yéen journalistes yi loolu ngeen war a poser parce que journalistes yu baax yëpp débat boobu la ñuy poser fi ne nii xale yi dee ci manifestation yi lan moo leen rey xale yi lan moo tax ñu génn manifester wu Sénégal lan moo tax ku dem hôpital dee lan moo tax nit ñi lekk ñu ba suur lan moo tax nit ñi naanuñu ba màndi te chaque jour ñuy dégg ay politiciens yoo xamante ni ils sont devenus des multimilliardaires ci ñaari at wala ñetti at yoo xamante ni ci lañ leen nommé débat yooyu ngeen war a poser nervi yi àndoon ak politiciens yi lan moo tax police seetaan ñuy jël ay nervi ñuy ànd ak ñoom di dóor sénégalais yi di dal seen kaw débat yooyu ngeen war a poser lan moo tax politiciens yi léegi ku jug jël say nervi ñuy attaquer les dignes citoyens yi nga xamante ni dañuy am li leen naqari war ko wax di leen dóor débat boobu ngeen war a poser Mamadou Ibra Kane débat bi nga war a poser mooy lan moo tax ñu comploter Ousmane Sonko bu ko sànq ba ay 12 doomu sénégalais dee ci ñan ñooy comploteurs yi bu dee tu es un digne journaliste débat boobu nga war a poser bu dee tu es un digne journaliste policier bi yor armam taxaw ci ginnaaw oto bi mel ni ku nekk ci guerre intifada mel ni koo xamante ni dafa nekk guerre 14-18 32-45 téere booy bi ci bopp koo xamante ni yorul arme kooku nga war a fexe lijjanti kan la ñu yóbbu ko traduire ko devant la justice loolu mooy dëgg nervi yi rax manifestant yi di jam nit ñi ay paaka ñuy dee ñooñu ngeen war a lijjanti ñan la ñi waa pouvoir bi jiital ñu rax manifestant yi dem toj Auchan yi taal kër ay ak ñan ñoo àndoon ak ñoom taal Total yi ak ay El Hadj Diouf kan lañ fay mu dem taal seen kër ñu jiñ ko Sonko ay Birima ñan lañ fay ñu dem taal seen kër ñu jiñ ko président Ousmane Sonko ñooñu ngeen war a lijjanti ñan la mais pas ay Assane Diouf dem na ci xalif général des Mourides Assane Diouf c'est un digne sénégalais ak lu mën di xew te yow yaay wax xalif bi kan la war a recevoir ak kan la warta recevoir xalif bi mën na nangu ñëpp di ko seet si mën na nangu ñëpp di ko jege ndaxte leer na ko ni yow loo nekk ci bon nekk ci lu bon boo ñëwee toog ci ay suufu tànkam ñaari baat kese bu la ko waxee lu bon loo nekkoon bu dee am nga jom di ci jéem a jóge ñoo ko gënal naaféq buy wër di jaxase yu mel ni yow ak journaliste yu mel ni yow Mamadou Ibra Kane billahi je peux le jurer Serigne Touba ci jëmmi boppam bu dellu si woon àdduna ku bon xëcc ku bon ci wetam defar ko moo koy gënal xëcc am naaféq ndax naaféq mooy kiy taalub réew di wax toujours loo xamante ni day jaxase man de li ma wértu woon mooy sëriñ bi Assane Diouf jege ko moo ko gënal yow nga jege ko Clédor Sène jege ko moo ko gënal yow nga jege ko ndax même bu fekkoon dañ sax dañoo bon bay langar-langari di naan sàngara di taxawaalu di langar-langari bay dugg kër sëriñ ba sax ak sàngara sëriñ bi dana leen jël defar leen ba ëllëg ñu leen ñu topp kon il faut que tamit nit ñi arrêté sénégalais yi am na nit ñoo xamante ni jaratuñ sax déglu bu leen nit ñi joxati nopp dafa am nit ñoo xamante ni dafa jot sénégalais yi bundu xatal leen ci réew mi bañ xam ni ñoom ñooy pion yi nga xamante ni ñooy taal réew mi il faut nit ñi wax dëgg Mamadou Ibra Kane tu n'as aucune leçon amoo benn leçon booy jox xalif général des Mourides ak yoonu Mouride ba ñuy sanc yoonu Mouride tàgguwuñ la Sëriñ Tuubaa ba muy dem ci géej gi taxoo mu dem say mbokk taxuñu mu dem askanu njullit moo tax mu dem te bi mu ñibbisee wane na ko ndax Serigne Touba
ñu ko tegoon lu bon lépp teg ko ay naqar yëpp teg ko ay coono yëpp daan ko def di bon bi mu ñëwee dafa ne yaa maalikal mulki yaa manja alxawari ixram jami alwara mooy képp koo xamante ni yow ab mbindeef nga ab jaam nga Serigne Touba dalaa ñaanal boole kook ñépp ñi nga xamante ni ñoo ko doon def lu bon seggul ne ku bon kee ku baax kee ku jub kee ku jubul kee ku dëng ki ñépp la boole ñépp la ñaanal boo demee béy boobu di nga ko fekk ci rab bi kon dafa jot sénégalais yi genre nit yu mel nii ñu leen ni delloo seen place teg leen seen place parce que dañuy jaxasem réew taalum réew ndax benn but kese mooy suuf yi ñu leen di may suuf réew mi ñuy jël di leen ci sédd alalu réew mi ñuy jël di leen ci sédd bon essence yi ñuy jël di leen ci sédd passeport diplomate yi ñuy jël di leen ci sédd ak xaalis bi ñuy sàcc di leen ci sédd loolu rek a tax fu ñu génnee wax musiba boo xamante ni day taal réew mi kon Mamadou Ibra Kane jàppal ni yow Assane Diouf moo la gën ndax kuy saaga moo gën ab naafeq kuy naan sàngara moo gën ab naafeq kuy tux yàmbaa kuy màndi moo gën ab naafeq il faut nit ñi wax dëgg gi ay Mamadou Ibra Kane yi nit ñi dañ leen war a delloo seen place te nga xam ni yow Serigne Touba ba muy dem géej yow taxoo say mbokk taxuñu ba nga ñëw tey naan da ngay jël ay leçon de morale di ko jox yoonu murit ak ñi jege sëñ Muntaxa ak waa Touba Serigne bi ku ko neex lay recevoir te dangaa xamul rek dangaa xamul Serigne Touba moo tax waaye li ma la wax dama xool ko fu nekk nga xool ko di nga ko gis Serigne Touba ci ku bon la gën a gaaw ñim seexal ñëpp ñu seen mbokk yi daan wax dañoo bon lañ ñu seen mbokk yi boddi lañu woon mu jël leen defar leen tey ba nit ñi di leen topp ba nit ñi di leen sukkal ak a raamal ba nit ñi di jël alal ju dul jeex di leen ko jox Serigne Touba li mu seexal ci ay ceddo ñoo xamante ni daawuñ julli daawuñ jaamu yàlla daawuñu wóor naan sàngara rek li ñu ci seexal kenn mënul xam nu mu toll kon demal nga gëstuwaat yoonu murit boo xamoon yoonu murit doo génn di attaqué Assane Diouf ak Clédor Sène bi Serigne Mountakha Mbacké recevoir def ci ñoom yërmande nit ñooñu sénégalais yéen lay waxal ils ont tout le mérite du peuple sénégalais te ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ni dañ leen war a protéger ay Assane Diouf ay Clédor Sène ay Dame Mbodj ay Guy Marius Sagna ñooñu ay nit yu am njëriñ lañ kon ñun dañ leen war a jariñoo dañ leen war a jariñoo protéger leen ba nga xamante ni balaa kenn di leen laal ñu waaw parce que nag jot na tamit ñoom li ñuy jëfal askan bi ñun askan bi ñu rendre leen la monnaie kon sénégalais yi bu leen tombé ci piège yooyu noonu Mamadou Ibra Kane c'est un jaxasekat c'est un journaliste fumiste c'est un journaliste fumiste c'est un journaliste nafiq c'est un journaliste chercheur de prime il faut nit ñi wax les choses ni mu demee muy ñaar léegi beneen bi may ñëw muy troisième point bi te ci lay tëjee live bi ñiy défendre président Macky Sall ak ñiy ànd ak moom arrogance bi ñu nekkee dafa jot mu dakk mu jeex parce que mënu leen xoxatal nit ñi te nit ñi du ñooy ragal damay jël ci kaaw Gaston Mbengue mais Gaston Mbengue yow ban audace nga am ba yow ku jug défendre Sonko wala défendre keneen ku dul Macky Sall nga ni seytaane la nga ni jaxasekat la ngeen dafa bëgg a taalum réew te dëgg gi du ngeen ko wax ah fan nga ko teg am nga droit dem défendre président Macky Sall parce que man li ma jàpp mooy yow ci nit yi nga xamante ni ay jaxasekat la nit yi nga xamante ni seen intérêt bopp rek ñoo leen tax a jóg man ci nit ñooñu laa la classé donte yaa ngi tëgg ay lamb naan damay jàppale jeunes yi parti patta mais jàppale boobu ngay jàppale yow sa bopp yow nga ci njëkk a jàppale pare parce que dafa ko ci gratis loolu dafa war a leer kon yow ban audace nga am ak arrogance foo leen jugee di wax ak sénégalais yi di leen manquer de respect sénégalais yi nga xamante ni tey ñoo tax ngeen doon li ngeen doon foo leen jugee di traiter de sénégalais yi du n'importe quoi ban audace nga am ba naan nit ñi ay seytaane lañ
bu la neexee nga bañ a bëgg Sonko loolu sa problème la mais benn boo bañ Sonko bañ na la ko 100 000 fois ñaan ak Sonko bañ nañ la ko 100 000 fois parce que yow da nga jàpp ni tu es utile à la société mais tu es nuisible à la société te dafa jot ñu mel ni yéen ñu leen di wax dëgg. waaw ok Ndeye Mbène Gueye jërëjëf ak Abdou Karim Gueye pour mu xaar ñooñu ñu peuple bi war a protéger leen waaw ñooñu dafa am solo dama ko fàtte woon jaajëf kon yow Gaston Mbengue man audace nga am ba foo jugee rek di wax waxu ku mal éduqué wax joo xamante ni toujours da ngay manquer respect sénégalais yi booy wax mel ni yow tu es supérieur de tous les sénégalais te fekk doo dara. loolu leen fii jaay nit ñi ñoo leen ko ëppale foofu ba pare toog ci ànd ak yar ànd ak teggin respecté sénégalais ba pare ànd ak taalibe Gaston Mbengue yow bu fekkente ni tey da nga dem bay défendre ay président de la république wala bay défendre ay ministre kon yow Gaston Mbengue yow tardé nga perte nga da nga perte parce que homme d'affaires yi am classe homme d'affaires yi nga xamante ni fañ newoon juguñu fa homme d'affaires yi nga xamante ni seen liggéey chaque jour mi ngi dox 100% faalewuñ état ba koy dem di ko maral taatam wala di ko waxal loo xamante ni du dëgg kon yow da nga perte parce que tey gis nañ fi ay homme d'affaires yoo xamante ni yu mel ni ay Serigne Mboup doo leen dégg mukk ñu wax ñi ngi xëy di dimbali sénégalais yi di leen fajal seeni coono ay Ablaye Dia bu Sénico ay Cheikh Amar ñooñu ñooy ay homme d'affaires de valeur ñi nga xamante ni ñi ngi nekk ci réew mi di liggéey ba pare di jariñ réew mi mais yow da ngay jariñoo réew mi parce que jariñoo réew mi weesuwul foo tëggee làmb da nga koo ko tuddee bi ngay tuddee chef de l'état làmb da nga yaakaar ni c'est gratuit c'est pas gratuit ñun xam nañ nu mu demee yow da nga perte weesuwul moo tax ngay wër di défendre ay président de la république wala défendre non on sait comment ça se passe kon respecter leen sénégalais yi te man bala may dee ngeen jeunesse bi la ñuy liggéeyal Gaston Mbengue yow bu fekkente ni jeunesse bi ngay liggéeyal 14 jeunes muy ñu dee ci la lutte de la démocratie xeex ak yelleefu réew mi mënuñu dee même pas 20 jours ngay tëgg làmb bu doon sa doom da ci bokk wala doomu ku la jege di nga xaar au moins ba 40 jours yi passé dañuy waxante dëgg quoi ñaata nit ñoo dee ci géej gi ren ñaata jeunes bu dee da nga ni yow jeunes yi tu les considères bu dee da nga ne président Macky Sall tam day liggéeyal jeunes yi kon même bu fekkonte ni mënta ñàkk war nga tëgg làmb mais nga jël drapeau bi tuddee ko drapeau de la jeunesse dañuy waxante dëgg wala nga tuddee ko drapeau des martyrs drapeau de nos martyrs dañuy waxante dëgg kon ni ngeen di wax gëmu leen ko vous cherchez toujours de vous enrichir illégalement au dos du peuple te buñ jugee ngeen di rey nit ñeeg ay jeunesse beeg ay emploi yeeg ban emploi nga mën a lamb ban emploi la mën a créer lamb emploi la koo xam ne boo bëreetee bala ngaa bëraat fii 2 ans wala 3 ans ci ginnaaw loolu mooy emploi mani il faut arrêter il faut que ngeen arrêter seen naxee mbaay yii nga xamante ni léegi sénégalais yi découvrir nañ leen xam nañ leen nekku leen fi pour benn jeunesse nekku leen fi pour benn jeune seen bopp rek ngeen fi nekkal yéen ak ñi leen wër bu dee li ngay wax dëgg la bu dee li ngay wax dëgg la jeunesse bi moo tax ngay sonn lan moo tax ci sa drapeau yooyu noonu jëloo benn drapeau tuddee ko drapeau de la jeunesse ak ren jii Sénégal ñaata jeune la ñàkk ci diggante ndox mi ci diggante manifestation yi ci diggante désert bi jële benn drapeau ngeen tuddee ko drapeau de la jeunesse doo ko def parce que xam nga ni amul revenu yoo ciy xaar boo ko tuddee jeunesse bi kenn du la ci fekk di la ci jox xaalis mais fi ñu leen di joxee xaalis rek xaalisu réew mi sax laay wax fa ngeen ni dem di leen jéem a défendre il faut arrêter te nga respecter sénégalais yi man nag duma bokk ci ñi nga xamante ni dama naan bu kenn dem ci làmb jaag wala nañ boycotté làmb jaag waaye nag ku nekk xam nga ki la amal njëriñ ak ku nekk xam nga li la amal njëriñ ak ku nekk xam nga bu sa rongañ génnee kan moo la koy fompal waaw chacun est libre nag de faire ce qu'il veut parce que man je suis démocrate man ku nekk am nga say bëgg-bëgg waaye tamit man personnellement man gëwma la
te gëwma ni jeunesse bi moo tax ngay sonn gëwma ni sénégalais yi moo tax ngay sonn sa poche bopp rek moo la sonal ñun xam nañ lépp dangaa daanu booy juutu état bi moo lay may loxo pour nga jugaat li fi xew yépp moo tax ngeen bëgg a divertir nit ñi ci ay làmb te nit ñi tal ñu ay làmb nit ñi lekk ak naan ak nelaw yu doy lañ tal. Il faut que vous nous respectez parce que dafa jot tamit ngeen respecté ñu quoi te ñun nekkatuñ fi di la ñaan naan leen da ngeen ñu war a respecté nekkatuñ fi di masla on exige notre respect te dañuy fokkati suñu liberté foofu lañ toll ak yéen parce que yàlla dogal na léegi xam nañ yéenay ñan te xam nañ li leen tax a jóg te xam nañ fan ngeen teg doomu Sénégal yi nii ngeen leen jàppee di leen utiliser rek pour seeni intérêt bopp rek boo leen paree jël sànni loolu nag dafa jeex léegi fi ñu toll mooy réew mi ñun ñëpp ñooy àndandoo defar ko ñëpp amandoo jàmm réew mi defaru foofu lañ toll par force waaw man dew ma làmb jënduma pay-per-view seetaanuma man personnellement loolu nag man la engagé mais nag dañ bëgg ngeen xam ni sénégalais yi nekkatuñ sénégalais wu 1960 ak 1980 sénégalais yi c'est la jeunesse de 2000 est-ce que xaw ma comprendre nga ma xamuma bu njëkk nax bi dafa yomboon ndax booba baykat yi ñoo fi bari woon te daaw ñu jàng tubaab bi jël ay tubaab yu ñuul defar leen def ci ñoom ay jikko tubaab ñuy jàpp baykat yi di leen nax léegi nag doomu baykat yi ñoo màgg jàng école xam loo leen xamul di voyager dem foo leen deful di toog ak les gens yi nga xamante ni ñoo gën a mag ci àdduna bi yi nga xamante ni développé àdduna rek moo leen ñor ñuy toog ak ñooñu ñuy def ci ñoom loo xamante ni tey mënatul leen nax kon gore leen ngeen fair play ngeen jël bal bi teg ko ci suuf ñu jël réew mi yamale ko pour ñëpp liggéey ko pour ñëpp loolu moo fi nekk waaye naxe bi moom jeex na léegi te boo leen bëggee noppalu war ngeen xam ni naxe bi jeex na kon su ko defee gars yi live bi fii lay yam waaw dafa mënul woon ñàkk rek xam nga parce que des fois temps bi xam nga du la ko may quoi diggante liggéey beeg njaboot geeg jàppal bàyyil xam nga mais toujours dinañ ci def benn xaj-xajal boo xamante ni dinañ génn waxtaan ak ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ndax tey ji am na ñoo xamante ni yow wax bi ngay wax dinañ ci dégg loo xamante ni dina leen amal njariñ ba dinañ gën a conscient ba mën a conscientiser ñeneen ñi nga xamante ni jege na leen parce que bu yeewu amee rek Sénégal jëm kanam naxe dootul am te comme que yàlla dogal na ñun nekk nañ ñoo xamante ni yeewu nañ bay daw kon suñuy pënd moo leen yee yéen ñiy nelaw waaw ñun moom Sénégal lañ jël teg ko luñ ci góobee dinañ ko gar lu ñu ci fekkit ñu xamante ni fekk nañu si suñu réew jaral nañu ko waaw foofu lañ toll te président Macky Sall ma lay ñaan at yi nga dese xoolal ñi la jege tey indi musiba ci réew mi nga dàq leen ca xaj indi ay nit yoo xamante ni dinañ taxaw ci préoccupation wu sénégalais yi man loolu laa lay ñaan personnellement nga génn par la grande porte parce que dama jàpp ni man lu bari dañ la ko nëbb te lu bari waxuñu la ko nit sa ñi la jege di wër fan yi fu nekk ñu dugg fa di dajale ay mbooloo di def ay meeting ñooñu nga dàq leen ñooñu defuñu lenn lu dul di la def ay chantage politique pour di la wan ni ñoom am nañ ay mbooloo pour remaniement bu bees bi ngay def nga bàyyi leen fa ñooñu ñëpp da nga leen war a dàq jël ñi nga xamante ni dinañ taxaw ci jafe-jafe askan bi bu ko defee at yi ñu fi dese nga xaw a faj sax tuuti soxla sénégalais yi ba 2024 sénégalais yi gunge la ak jàmm ñaanal la diri la cin jël suñu réew jox ko président Ousmane Sonko waaw man loolu laa lay conseiller en tant que frère ndax dëgg moom puso la rek xale mën na ko for mag mën na ko for beneen bi stop mooy ñun sénégalais yi
ñi wax bëgguñoo xajale ñi wax jël lu bon diko tek suñuy ay der nañ mobiliser wu nek bloc faire face à eux buñ xatal leen ci réew mi ba nga xamanteni duñ amati fit sax jël ay micro wala taxaw ci kanamu ay télé di wax lu ñaaw wala di wax lo xamanteni ci digënté sénégalais yi ay waxi nafiq la ay waxul tapalé kessé ak wax ngir seeni intérêt bop benen bis tok ma lay ñaan suñu mbokk patriote yi nga japp ci kasso yi président Macky Sall nga libérer leen ku melni Ndongo Diop ak ñeneen buguma lim parce que bo limé da ngay joom nga libérer leen bay la ñu delu ci seen ay mbokk ndax defuñu lu bon reyu ñu nit dañoo jug rek pour xéxal seen réew te ku ci nekk am nga ci droit ndax constitution mo la ko may te ngeen bayyi ñi ngeen ni tejj kasso neexul da ngeen japp ni ko leen japp rek yobbu kasso neexul parce que yeen li tax li moy da ngeen japp ni kasso dafa neex parce que xamu leen kasso ku juk ngeen jël yobbu kasso ku juk ngeen jël yobbu kasso te lolu mën na ñak di ngeen mësal laal nak bo xamanteni te xam ngeen ci dara benen bi ci top moy sama frère mbeuri lay wax mbeuri gis ngeen bu len nang ku len utiliser di len jaxase ak sénégalais yi tay yéena ñi da ngeen soxla te soxla ngeen jeunesse bi pour ñu dugg ci ay carré ay ndagandaay ñewal len seeni ay lamb kon bu askan bi soxla gën leen ngeen taxaw ci kanamu askan bi parce que liñ leen di ji ak liñ leen di wax toujours da ngeen ñew diko deugalal tay yéena soxla ku ci nekk da ngay jema dem fa nga dëkk di mobiliser jeunes yi dugal leen ci ay ndagandaay ay car ak jeunes yi di sonn di la defal ay banderole di ñew di la supporter di sétane say lamb di xex ndax yow tay yéena ngi ni soxla jeunesse bi kon bu len promoteur bi Gaston Mbengue nafiq bi jaxase ak askan bi kula amal njëriñ da nga koy amal njëriñ kula nekkal ci naaj bi nekkal ko ci kër gi kenn newul leen ngeen jox nit ñi dara parce que yoru leen lu ngeen jox nit ñi yeneen nit ñi rek yam lu ngeen dundee rek ngeen am comme ñëpp mais nag bàyyi leen bu askan bi soxlaa ngeen dem far ci côté politicien yi parce que askan bi moo tax tey ngeen doon li ngeen doon adduna day dox tey yéen a ngi nii yéen a soxlaal jeunesse bi mais jeunesse bu ci mel ni man conscient du la ñëwal parce que ba nga ma soxlaalee ñëw duma ñëw duma dugg duma dagg bi xanaa lenn mooy tax ma toog sax seetaan combat bi télé mooy bu dee aw ma dara lu ma def kon jot na tamit ngeen rendre la monnaie à cette jeunesse loolu la te président Macky Sall beneen bis topp mooy bu dee da nga yaakaar ne ay DER xaalis bi ñuy jël 500 000 jox jeune 100 000 ci li ma dégg man gëwuma ko sax jox jeune loolu mënul créer emploi boo bëggee jeune liggéey il faut région bu nekk ressources naturelles ya fa nekk ñu créer fa ay usines yoo xamante ni dañuy exploiter ressources ya fa nekk loolu mooy créer ay emploi beneen bi soo boo bëggee créer emploi da ngay yaatal sa doomu dëkk yi nga xamante ni ñi ngi à l'étranger immigré yi nga xamante ni yor nañ as tuut pour bëgg a ñëw investir bu ñëwee nga yaatal leen ubbilal leen sans taxe nga jàppale leen ñu investir bu ñu demee ba dëgër fii ak 5 ans 10 ans ngeen commencé di leen fayeku ay taxes il faut nga def appel moodu yi ñi mën a investir ñibbisi ñëw investir nga jàppale leen financer leen ñu investir loolu mooy dëgg bari na moodu yor xaalis bëgg a ñëw investir mais sañu ñu ñëw ndax réew mi ni muy doxee la tey boo ñëwee jël sa xaalis investir ko ci ay oto policiers yi kar la si tali bi sa oto bu romb ñu jàpp bénéfice boo war a am ñu jàpp booy nekk Sénégal di ko kaleñaatu sax def ay cag-cag ak nangam sangam luñ encaissé policiers yi nangu ko xam nga tam yooyu dafa neexul ci xol boo ubbee boutique chaque 2 jours 3 jours 4 jours maire bi ñëw taxaw fayal patente mais kooku nan nga koy dimbalee pour mu investir il faut que nga dimbali nit ñi ñu ñëw investir ñëw ci àll bi ngeen jox leen suuf comme ni ngeen jëlee suuf si jox ko tubaab yi parce que boobu beneen point la boo xamante ni sax live bu yaatu laa ci bëgg a def
ubbi ligne bi nga xamanteni ku nekk diñ ci mëna woté ndax suuf si niñ koy jëlé diko jox étranger yi té doomu sénégalais yi nekk fi mënuñu am suuf loolu dafa ñaaw ku bokul seen biir rek do am suuf wala nekko étranger dañuy waxante deug quoi Sénégal moy réew mi nga xamanteni étranger mo fa ëpp doole citoyen sénégalais bi fa dëkk mais loolu dafa ñaaw ci am réew étranger yi luñ bëgg am ko ci Sénégal luñ bëgg daleen ni yomb tay bo jotté ak étranger sax bo démé police sax yow lañuy téy bayyi étranger bi té nak neexul ba neexul nit bala ngay défendre wala ngay jappalé doomu kenn da nga wara jappalé sa doomu geño moy ki nga jur man des fois damay tiit ndax li tax may tiit dama nan ñun suñu génération bi ku ci yalla dimbalu mais sur 10 na do ko am Dakar mom mënu do fa am terrain parce que terrain bi fa gëna ndaw man fi ma dëkk sax Guédiawaye la wax terrain bi fa gëna ndaw ñu ne la 25 millions 30 millions 25 millions 30 millions fan la ko nit di jëlé pour am kër all bi légui commencé na bo génné Dakar tout 5 millions 10 millions 7 millions 8 millions légui ki nekk Sénégal japp lu dëgg ko fan lay amé terrain té yéna ngi jël terrain yi jël souf si diko jox jël all bi diko jox étranger yi té pourtant sen doomi dëkk ñoo ci gëna yey loolu mu nekk benen point bo xamanteni dinañ ci def live xam nga invité ci ay nit ku nekk di ci joxe sa xalaat parce que point bobu moy combat biñu wara xex fi ni fexé doomu sénégalais bu nekk am terrain kër bala dara xew parce que loolu mën na nekk ndax tay bo xolé Sénégal liñ dëkkut mo ëpp non astafurla fiñ dëkkul manam li fa ne ci suuf suñ dëkkul mo ëpp suuf suñ dëkk kon jotna ñu yombal suuf ci doomu sénégalais yi yombal suuf ci sénégalais yi ba nga xamanteni ku nekk di nga am yaakaaru sax am kër lolu c'est un point bo xamanteni c'est très important parce que kër yi yu ci bari fi mu ne nii sunu bàyyi ñoo ko moomoon ñu dondante ko pour nga gis jeune bu liggéey Sénégal ba jënd këram c'est très rare du ma ne amul nag quoi mais rare na ñi si yàlla dimbali ñu génn Sénégal sax nekk ci àll bi sacrifier seen bopp am jom rey seen bopp ñooy am benn sagaru 15/10 terrain 50 millions 40 millions 30 millions 20 millions Dakar pour nga am terrain 20 millions sax léegi problème la léegi fan la nit ñi jëm fan la nit ñi di amee kër te nit ñi yor ay njaboot ñuy màgg ñu war am ay kër loolu nekk na combat boo xamante ni dama ciy woo Sénégalais yépp il faut ñu fexe yombal suuf si dagg àll bii jël terrain yi jox ko nit ñi même buñ koy fay par ndànk boo amee 5000 dugal boo amee 10 000 dugal comme Senghor ni mu defaloon sunu maam yi boo amee 100 000 dugal boo amee 200 000 dugal ba terrain bi mat ay terrain ki 1 million ki gën koo bari 1 million 500 nit ñi am kër yaakaar dem li jënd ciment ñëw tabax jël seen njaboot dugal ñi bëgg a liggéey ngeen jël àll bi jox leen doomu sénégalais yi àll bi ñu liggéey mais plus de xawma ñaata hectares 680 000 hectares xawma xalaat tiivu laa doon déglu keroog mu koy wax yoo xamante ni étranger yi lañ ko jox parce que ñoom dara ñoru leen ñoom ñi leen koy jox ay Almadies la ñuy dëkk am kër ay France ay États-Unis ëllëg buñ jugee foofu buub seen njaboot dem dëkk à l'étranger bàyyi ñu ñun sénégalais ak suñuy coono kon loolu nekk na débat boo xamante ni il faut ñu poser ko sur la table ndax chaque sénégalais un toit mën na nekk ndax Sénégal li fa ëpp ci àll moo ëpp li fa nekk ci dëkkuwaay kon loolu am na solo ñu bàyyi business bi ñu jël bàyyi complot bi ñuy jël toujours ci deru askan bi jël terrain yi jox ko ay ñoo xamante ni ay entrepreneur ak ay lu nekk ay façon nit yu nekk ñuy jël terrain yi di ko seeral di ci laxas jaan ba doomi sénégalais muy ñoo am ay kër nit bala nga naan naam danga fay ne loolu lay wax toujours fii dafa am benn politicien boo xamante ni dafa Salvini la tudd moom danaan prima yi italien yi mooy balaa kenn italien yi te pourtant dëgg la
balaa kenn sénégalais yi léegi nag ñiy xeex loolu balaa kenn sénégalais yi ngeen bëgg leen dëkkal fu ñu dëkkul, bëgg leen néewal doole, bëgg leen a xeex mais balaa kenn sénégalais yi parce que tamit ñi ngeen di jox terrain yi sénégalais yi ñoo leen gën a yee si terrain yi mais dañ leen waxul dëgg. loolu mooy beneen combat bi kon bu ko defee maa ngi nuyu ñëpp gars yi di ziar ñëpp di ñaanal suñu martyr yi yàlla na leen yàlla xare àjjana yàlla na leen yàlla jéggal seeni bàkkaar te man gëm naa ni sax maa ngi àjjana te may ñaan toujours rek ñu gën a mobiliser wu gën a solidaire gën a jàppante gën a bëggante ngir atteindre suñu objectif. waa di ñaanal président Ousmane Sonko gudd fan di ko ñaanal wér-gi-yaram di ñaan yàlla na wàññi ci fanu patriote bu nekk yokkal ko Seydina Ousmane Sonko ci ay fanam mu gën a gudd fan ngir ni mu bëggal Sénégal yàlla dimbali ko ba mu def ko ba les futures générations doomu Sénégal yi war cee jariñ kon gars yi maa ngi nuyu ñëpp yéen ñi seetaan tamit di leen sant di leen gën wax ñu lay seetaan loolu rek dafa neex di la déglu kon ça se voit que ni ñun li ñuy wax nit ñi ñu ngi koy déglu kon yéen ñu jare jaajëfal ngeen te toujours le message passe bu ñu waxee lu am njëriñ ngeen koy jël ngeen wax ko keneen wax ko keneen wax ko keneen waaw parce que loolu mooy indi développement loolu mooy indi changement loolu mooy indi yeewute kon su ko defee ñu ngi nuyu ñëpp di jaar ñëpp ba ci beneen live incha allah rabbi jaa ngeen jëf gars yi jaar naa ñëpp jaa ngeen jëf bon week-end suñu mbokk chrétiens yi ñu ngi leen di souhaiter bonne fête de Pâques waaw di leen ñaanal seen koor gi yàlla defal leen ci ay tawféex waaw yàlla fay leen ci ay yiw waaw di leen ñaanal ngeen feetu jàmm waaw di leen ñaanal ngeen fekk ko ay déwéni jaa ngeen jëf gaay di nuyu ñëpp nag di jaar ñëpp jaa ngeen jëf. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.